waaw salaamaaleykum ndaw si lii muy filmé ci zone captage métti na lool wax dëgg yàlla métti na lool te am na ñu bare ndakaaru ñu ngi dund lu mel nii wala lu ko raw almadi gi rek ñëpp defoon fa la milliardaires yeeg VIP ñi ñu tuddee VIP dëkk mara d'Italie wane nañ ko na mu mel jéggi na dayu boo demee Kër Massar waxi nopp boo demee Yëmbal waxi nopp jëm Tëngéej c'est pareil te dégg ngeen ko vidéo bi mu ngi ci réseaux sociaux yi ba muy bàkku en 2014 ne ba ma ñëwee dama fekk ay famille yu bare bari dëkkatuñu seen kër ndax inondation yi ma def sama plan décennal contre les inondations def ci 766 milliards en 4 ans j'ai réglé le problème moo wax de ñëpp dégg ko ñëpp a ko dégg moo waxal boppam kenn fentulu ko ba ma ñëwee moom mi soog a falu dama fekk ay famille yu bari ay borom kër yu bari ay nit ñu bari nekk ci biti génn seeni kër ndax inondation yi ma def sama plan décennal de lutte contre la corruption def ci 766 milliards en 4 ans j'ai réglé le problème mu ne ñeenti at réglé naa problème inondation waaye loolu na ko nit ñi dégluwaat ko way en 4 ans j'ai réglé le problème de l'inondation en y investissant 766 milliards moo ko wax de 766 milliards boobu xaalis kenn xamul nu mu toll milliard bu ne 1000 millions la nga ni def nga 766 milliards ci xeex inondation yi ñeenti at réglé nga ko lépp inondation matul Ndakaaru Macky Sall ko waxal boppam 2014 kenn saxalu ko xaalis kenn saxalu ko suukar li munta ñàkk nag te mënu su ko ñàkk wax mooy inondation yi muy wane nekk zone de captage tubaab yi dañoo ko fi defoon defar Ndakaaru ba nga xam ni lépp day xaw a defu pant ndox mu mën a jógee Ndakaaru zone de captage la jëm bu ñëwee day infiltré wu day seey suuf si da koy manq Ndakaaru gépp noonu lañu ko tabaxoon mu def genre pant xaw a weng tuuti lu mu taw ndox mépp zone de captage la ñëw bu ñëwee dajalu zone de captage buñ ca tegee ay minutes wala lu bon yi waxtu ndox mépp suuf si naan ko mu dem ci liñ naan nappe phréatique mooy ndox ma nga xam ne ca biir suuf sa lay nekk xam ngeen ne zone de captage service des eaux soriwu ko ñoom ci nappe phréatique boobu ndox moomu ci suuf ci la ñu doon duy di distribuer moom la nit ñi daan naanaka jëfandikoo mooy nappe phréatique parce que ndox mu mës a ñëw foofu suuf si naan ko mu dem dajaloo ca suuf ndox mu dul jeex baree bari te xam nga bu ko ndox mi naan bu ko suuf si naan bu àggee ba fa mu jëm du am benn kii day set wecc def napp foofa la SONES di jëlee ndox di ko di distribuer nit ñi moom la nit ñi daan jëfandikoo zone de captage looloo doon njëriñam d'ailleurs Patte d'Oie gii bi ñu koy defar zone de captage lañ ko bëggoon a defar booba socialiste ñoo fi nekk ñoo Abdou Diouf ñu ne déedéet zone de captage du pour ñu fi defari kër ndox mi muy naan moom lañ ko fi bàyyee capté ndox zone de captage ñu dem def Patte d'Oie fee ñu ko def tey
dégg li ma leen wax de le 1er avril 2000 Ablaye Wade def ko président de la République le 19 mars 2000 le 1er avril ñu installé ko 3e président de la République ba mu toogee at wala lu ca topp ba ñu dissoudre assemblée bi ba am député yu bees xam ne ay député am lañ ñuy député majorité écrasante première faute bu Abdoulaye Wade njëkk a def bu ma ko tuddee ñu ne dama ko bañ déedéet première faute Abdoulaye zone de captage def ko defi parcelle député assemblée nationale député bu ne mu jox la parcelle boobam na ñu bari attiré nañ attention monsieur le président fii falewul kenn député bu ne parcelle gouvernement ministre bu ne parcelle waa këram ku ne parcelle zone de captage ba ñu ko commencé tabax at man ñu tabax ba tabax xam ne fi ndox mi daataan jaar ñépp gis nañ na mu mujjee at ma mu tawee dëgg ndox ma ñëw mun fu mu jaar ndox ma dafa autoroute xam ngeen autoroute moo longé zone de captage autoroute ndox ma daa bari ba jéggi autoroute quartier boobu jàkkaarloo ak zone de captage ñu naan ko cité Bellevue je crois te taq ak Mariste ndox ma daa bari ba jéggi autoroute muru cité Bellevue boobu ngeen doon gis ku romb autoroute ndox ma daa bari doole ba da koo daaneel cité Bellevue toog nañu ay fan ay bateau ay gaal yu ndaw la ñuy déplacé woo ndaxum ndox looloo doon première faute Abdoulaye Wade looloo ko indi waaye zone de captage bi bu ñu ko bàyyi woon noona mën nañoon sax lotissé ko def place plus tard am na foo xam ne ñu def hôpital am na foo xam ne ñu def école am na ñoo xam ne waaye dañ koy aménager ba bàyyi fa nga xam ne ndox ma fa la daan jaar waaye lépp la joxe loolu mooy première faute Abdoulaye Wade si ni mu def sunu suuf si la yàlla xam na ko foire bee am na beneen réserve foncière bu takkoo woon ak foire maanaam suuf soo xam ni parti socialiste dañu ko fee bàyyi loon nar faa defi école nar faa defi nangam nar faa defi ay place publique nar faa defi nangam Abdoulaye Wade ba mu defee lii ci zone de captage mu dem foofee ca la taqaloog foire de Dakar daggati lépp joxe ñu tabax lépp. Première faute mooy zone de captage réserve boobu nam ko def deuxième faute mooy réserve foncière suuf si nu parti socialiste bàyyee woon te mu taqoog foire wax na ne la fa xew noona la def dikk jox koy ñooñam ñoo xam ne ñi ku ca nekk am nga ci loo jàpp am nañ ñaari kër am nañ ñetti kër am nañ nangami kër te il faut ma tudd leen ay inspecteur des impôts inspecteur du trésor inspecteur des douanes magistrat ay chef religieux et cetera ñu mën seen bopp rek ak waa këram mu séddaleeti leen suuf su yaatu soosu nekkoon foofu ñu tabax ko xam nga buñ koy kii du ñu bàyyi sax mbedd yu bari duñ bàyyi place publique du ñu bàyyi fu ñu def école lépp tabax ba ñu tabaxee loolu àddiya ca topp ba mu tawee gis ngeen foire na mu daan inondé dafa jéggi dayo béréb yooyu dañoo mujj comme ñoom ñooy borom barke fa dëkk fexe ba def fay canalisation ba léegi wàññi nañu inondation yi foofu. Troisième réserve foncière suuf sunu parti socialiste bàyyee dama koy wax loo leen mën a sikk parti socialiste amoon nañ xalaat yu la rafet xam ne Sénégal yemul ci benn bis moomuñu Sénégal yemul ci benn bis
ma kër góor gi si liñ naan cité kër góor gi tey àll bu yaatoo fa nekkoon ak garab tubarkalla bu ñu ko defoon nañ ko waroon a defee lotissé ko aménagé ko fii nekk ay kër fii ñu bàyyil fi place pour infrastructure hôpital fële pour école fële pour nangam fële place publique fii stade bu gone yi footballé fee fu ñuy basketé nangam et cetera planifié ko ba mu baax ak ki mbedd yu raf yu ñu mën a defaree garab nañ ko xalaate woon déedéet daa ñëw moom daggate ko complètement joxe lépp ñu tabax lépp ba mu tawee ndox moomu fu mu jaar fii gis ngeen ni kër góor gi mel jaar naa fa bërki démb traversé ko yéeg jëm fu mel ne rajo Sud boo fa jaaree da ngay waaru ci yàlla lépp tabax rek gis ngeen ni mu def diggante aéroport ak Wokam foofu àll bi fi nekkoon mardi lépp xajoon na fi gouvernement responsable bu fi nekkoon ñu aménagé ko def ko mais nëga nii yi ngeen fii de maanaam dégg ngeen il faut nga tudd tur ku wet ga féete sow Cheikh Amar la ko jox li ci topp mu jox ko Mbacke Faye la féete penku ñii ma leen wax ñoo séddoo réserve foncière ba ca gannaaw foire les mêmes ñoo séddoo waat loolu inspecteur des impôts inspecteur du trésor inspecteur des douanes magistrat chef religieux officiers généraux officiers supérieurs et cetera dama ne li nekk diggante aéroport de Yoff ak Wokam àll bi nekkoon foofu mur aéroport sax dañ ko pousse pour terrain bi gën a yaatu ñu def ko ñetti cër ba féete sow ñu jox ko Cheikh Amar bi ci digg bi ñu jox ko Mbacke Faye la féete penku ñu jox ko ñi ma leen wax pour leen jox exemple rek Cheikh Amar ak Mbacke Faye 4300 francs le mètre carré la leen ko Abdoulaye Wade di joxe tey boo demee foofa terrain 200 mètres carrés mënoo ko fa moins de 50 millions prévoir yuñ fa place pour rangam place lépp tabax boo demee mbedd yi ay gravats yu dul jeex parce que ku tabax say gravats doo am foo ko teg mooy tojaan yeeg yëpp lépp ci tali yi ni mu mel mara de talit bu yàggee nee Almadi mel lay mel Almadi ni mel mara de tali parce que kenn defu canalisation yi ñu fi jot a def ak yëpp baaxul goudron waxi nopp te diggante bii ma leen di wax diggante aéroport ak Wokam li fi nekkoon ci suuf kenn xamul nu mu toll Mbacke Faye rek diggante 37 ba 40 hectares jox nañ ko fi 4300 francs le mètre carré xam nga Sénégal dañoo toll foo xam ne mënatoo bañ a tuddi tur dafa metti donc li indi inondation mooy lépp ñu tabax ko te amul aménagement lu bari moo yokk inondation yi rawatina ku bëgg a toj sa kër bëgg a def premier étage wala nangam di modifier sa kër doj yaag yépp da ngay faf rek sotti ci mbedd mi grava moo gën a yokk inondation Sénégal xaw ma nit ñi xam nañ grava seetlu nañ danger bi mbedd moo yor grava la mooy doj yi jóge ci kër yi ñuy toj ak nangam et cetera au lieu que ñu dugal ko ci oto yóbbu ko ci àll ba tuur ko fa buñ ko defee dugalee saret yi wala borom fu njëkk a jot rek tuur grava gën a yàq Sénégal Ndakaaru donc ndaw si vidéo bi mu def nee na ci ñoom la bokk waaye du ko tee wax dëgg donc zone de captage la doon njëriñam la ñu yàq dindi ko te Abdoulaye Wade da ko def première fotam ca loolu la li fi parti socialiste bàyyoon réserve foncière yëpp ñu mënoon na jox lii SICAP jox lii HLM
lii ñu def ko ñëpp jëriñoo ci lu ñëpp bokk domaine national ñu fekk ña nga gën a xam ni ñoo gën a mën seen bopp les plus nantis nga xam ne ñii nga am benn kër ñii nga am ñaari kër ñii nga am ñetti kër ñu jox ko ñooñu. am na ñaari chef religieux yoo xam ni fii ci diggante aéroport ak Ouakam lañ leen fa jox kenn xamul ñu ne dañ koy def institut islamique waaye bañ leen ko jox seen tur sax demu fa dañ koo daggate ci saasa jaay ko fab xaalis ba def ci seen poche. dégg ngeen Macky Sall ak benn sëriñ boobu moom itam ak 9 hectares nangam yooyu nekk ca kiwu gendarmerie terrain boo xam ni ci gendarmerie la bokk foofu ci wetu Liberté dégg ngeen coow la xaw ma nu mujje dégg naa ne delloo nag xaw ma delluwuñu nee nañ 9 hectares nga fab ko jox ko kenn nit ci loo xam ne ci domaine gendarmerie la bokk Macky Sall la ko def kii c'est normal résultat yi moom ko te résultat yi sax ak càcc da cee bokk booleeg Macky Sall li ak ñi mën li ñu dépensé ci milliards ba pare teg loxo ci gouverneur yi teg loxo ci préfet teg loxo ci sous-préfet yi teg loxo ci magistrat yi teg loxo même ci conseil constitutionnel dolli ci di joxe milliards ak ministre de l'intérieur boo xam ne bii kenn mësula gis ministre de l'intérieur bu politisé woon noonu politique rek lay dunde am na ñu ne xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg du ma ko weddi parce que ay nit a ma ko wax Touba lam fa distribué ci xaalis lui le ministre de l'intérieur kenn xamul nu mu toll je précise mënu ma ni am na mais sama bokki Touba yi ñu bari nee nañ ma ñëw na distribué foofu xaalis bu jox na diw nangam jox na diw nangam jox na diw nangam jox am na je ne sais pas parce que man bu lu may wax toujours dama ci am preuve waaye ay nit ñu crédible la ma ko wax malgré tout gis ngeen nañ leen fa laminé pour la première fois gouvernement def élection législative amul majorité écrasante malgré lii ñu def ma wax leen ko càcc ge la xew Podor ak Matam jéggi na day Louga gee pertoon nañ ko ñu defi pexe la Matam ak Podor la fa dañoo waroon a annuler élection yi dégg ngeen lépp la fa xew teewul mais opposition boo leen ñoom ñëpp 83 la ñoom 82 voilà ñii naan waaw du jëriñ dara parce que waa wallu maanaam waa PDS dana leen jël benn par benn ku mel ni Pape Diop it aussi dana ko jël nangam na même bu dee loola na jël foofu fukk am majorité ñooñee bu fekkente ni bii am nañu ñàkk ngor gu toll ni defu coalition ànd ak Yewwi ñu wër Sénégal def opposition contre Macky Sall gagné am nangami député mu waxtaan ak ñoom yow dinaa la def vice président yow dinaa la def nangam yow dinaa la jël ca fukk ñaar ñeent ba fukk ñu ñàkk ngor la ñuy doon ñoo xam ne kenn dootu leen respecté ñu fekki Macky Sall nañ ko def mais Sénégal dañ leen di gën a jéppi mairie yi nga xam ni ba ñu defee élection locale ñu ànd ak opposition voté contre Macky Sall ñu gagné leen mu leen di woo benn par benn ñii ne nañ dafa naan leen dama leen di dimbali ñii ne dafa leen di jox xaalis dans tous les cas woo na leen am na ci luñ juboo ñu bàyyi trahir wor ña ñu àndaloon ñu jox leen seen kàddu dem ànd ak Macky Sall waaye élection yi ñi ko def xam ngeen leen bañ ñëwee noonu mu demee ñoom ñëpp seen fañ la ñu laminé dañ leen a toroxal gagné leen ñoom ñëpp Sénégal yi léegi xam nañ seen bopp Macky Sall bu demee ba ci wàllu gii mu jël ci député pour yokk majorité am du tee nit ñi war nañ ko gannaaw ba tey ne nit ñi am fulla ak fayda
kuy ànd ak da ngay ànd ak gor, kuy ànd ak nit da ngay am gor koo xam ne da ngaa digleeg say nawle ba ngeen dem ba pare wax nit ñi jox la seen kàddu jox la seen kóolute nga daw ca kan nga ne woon moom ngay xeex àndaat ak moom. loolu ñàkk ngor ñàkk jom la. ku mel noonu kenn warut ànd ak moom ak ki koy recevoir amuñu jom amuñu ngor. kuy ànd da ngay ànd ak borom jom, da ngay ànd ak borom ngor, da ngay ànd koo xam ne am na lu muy rus. waaye koo xam ne kii njëriñ rek la teg bëtam kooku du àndandoo. bu ñu ko defee na nit ñi teg seen bopp ci 2024 liggéey wuti 2024 te la fa des ci opposition ci député la ñu waxoon ak xeet wi nañ ko def, nañu liggéey. opposition yi nekk ci gagné ay mairie ak yooyu nañu liggéey wan ne Sénégalais yi lan waxoon noo ngi koy def. dañ ne woon ñii mairie yi yor biñ ko rafet yor bu ñaaw lañ, ñoom nañ ko yor bu rafet wan ko Sénégalais yi. bu ko defee Sénégalais yi ne ñii kat liggéey ba ñuy liggéey assemblée nationale même bu ñëmul majorité ak liggéey bii ñu liggéey ci seen mairie yi ñii ku leen jox réew mi danañ ko yor te réew mi daa war a génn ci loxo yu nekk. Abdoulaye Wade fukki at ak ñaar, Macky Sall bu nu àggee 2024 fukki at ak ñaar fukki at ak ñeent yoo xam ne ci yàq ak saax-saaxe sunu alal ji. Macky Sall mii li gën a metti ci nguuram liñ naan impunité, li tubaab la impunité. xaaj Sénégal ñaari xaaj, benn xaaj bi ak njabootam par dem ak coalition bi màndal lu leen neex def. li ñu sàcc maa ko wax, dañoo sàcc ba kenn xamul nu mu toll. mais kii ñu tuddee géwalam bi rek gis ngeen ko ñu koy sàcc ay 890 millions, bu njëkk bi 250 millions. police amul kii sax woo ko ne ko yow fii xaalis foo ko jëlee ak xaalis lu muy def sa kër ndax yaa ngi fay impôt. waaye nee nañ dañoo jàpp sàcc ba doyut. am na ñoo xam ne seeni rapport of nag ma nga ak fanweeri rapport ak juróom yu tegee ci table procureur kenn lalu ko te wallaay la ñu def jéggi na dayoo. table président rek la ca nekk ay fukki rapport inspection générale d'État ak cour des comptes ñoo xam ne dañoo duut baaraam ay góor ak jigéen yi ko wër. ñii ñu ne sàcc nañ 9 milliards, ñii ñu ne sàcc mu ne teg naa ci sama conc ak nommé n'importe qui li mu am ci ministre ki ministre conseiller ministre d'État chargé de mission ambassadeur itinérant. boo demee ci ambassade yi dafa fees dell ak i militant APR ñoo xam ni lu ñu réere bi sax xamuñu ko. waaw ñaar fukki at ak ñeent xalaataat 2024 ñu ne dañuy juboo indi ku mel ni Karim Wade. waaw Karim Wade boo ko tegee doom yi Abdoulaye Wade waa après boo dindee doom yi Abdoulaye Wade ja teg ko Karim Wade lan lañ koy defee candidat ba muy nekk président de la République. xanaa dañoo fàtte la mu def ANOCI, agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique, ba nga xam ne moo ko Abdoulaye Baldé ñoo ko yoroon. nit ñi dañoo fàtte loolu. rapport inspection générale juillet 2013 buñ ko jàngee xam li ñu def. ba mu nekkee ministre du ciel et de la terre la mu def kenn mënu ko mara d'Italie. te li mu ne fukki at ak benn yi nga xam ne nekk na ko ci nguuru papa mësula dugg ci avion commercial. avion yi nit ñi dugg déedéet benn kii mu tuddati seen avion yu kii yooyu benn jet privé buñ ne benn Libanos xawma nangam buñ naan Aba Jaber moom la Karim ak papam joxoon Sonacos. dañ leen koo jox ci xawma 4 xawma 5 milliards loo xam ni réserve fonds lañ yor ci suuf rek Sonacos ay centaine de milliards la lañ ko joxe mutul ñii ne nañ 8 milliards ñii ne nañ motu ko Aba Jaber kookee
moo yor ab jet privé. ñu bari ne nañ Karima ko moom moo ko xaw ma wóoruma waaye jet privé moom lu wér la. fukki at ak benn yépp duggul avion commercial jet privé lay demee ak jet privé ni mu seere voyage am bi Abdoulaye Wade daanoo Macky Sall ñëw ministre de l'économie et des finances bi mu njëkk a nommé Amadou Kane te nekkoon directeur général BICIS moom la Mamadou Ibra Kane invité ci émission boobu mu tudd grand jury ñuy wax ba tudd ko ak ay dellu si ak nangam mu ne li mu ci xam daal mooy fukki at ak benn yim fi nekk yépp mësula dugg ci avion commercial jet privé rek lay dugg te ba nu seetee di gëstu dem beeg dikk bi essence beeg pay geeg lañ daan fay pilote yeeg nangam ba ñu seetee dikkal na trésor public 12 milliards de francs dem ak geeg dikkam gi te waroon a dugg ci avion commercial comme moromi ministre comme moromi nangam fukki milliards ak ñaar la mu def ci annonce yi nag aw ma jot wax ko fii waaye bu le moment venu danaa ci defu vidéo rapport inspection générale d'État kenn man fent mënuma fent dara loola lam ca def jéggi na dayoo ñu naan dañuy réunir famille libérale bu ko defee Karim Wade ñëw nekk candidat waaw waa PDS 1974 ba nëgg ni ba Abdoulaye Wade créé parti bi ba nëgg ni fii mu ne amuñu ci ñoom kenn du góor du jigéen ku mën a nekk candidat ku du Karim Wade 2019 ba nga xam ne bii candidature am munta ne booba ña xaw ma ci condition yan lañ ko yóbbu foofee ca Qatar munta nekk candidat Abdoulaye Wade ba mu ñëwee ngawul néewul na woteel leen ma Samba néewul woteel leen ma Demba dem na fi d'ailleurs Conakry ak président ba fa nekkoon ñu naan protocole bu wóoruma waaye ba mu ñëwee daal dafa ne miix néewul woteel leen ma Samba néewul woteel leen ma Demba waaw PDS bu boobaa Karim mënta nekk PDS gi waaye PDS di ci nekk ci junniy militant am nay docteur am nay professeur amu ca kenn ku mën a nekk candidat du PDS bu fi Karim nekkut waaw Karim moom mooy kan ak lan moo ne ci Karim bañ ne moom rek moo mën a nekk candidat PDS dama ne famille libérale boobu buñ juboo ba Karim ñëw fii it sénégalais yi gisuma ñàkk fayda gu ñàkk fayda ba Karim nekk candidat ñu di ko fal bu boobaa yàlla dañoo war a raafal parce que booba dafa fekk ne dañ koo tooñ gu jéggi dayoo dama wax ne bu boobaa am Karim Wade doomi Abdoulaye Wade jóge fi Macky Sall remplacé ko la mu nekkoon mu nekk ca wala mu nekk ci lu ko raw jóge fi Karim Wade topp ca bu boobaa la sunu borom defoon Sodome et Gomorrhe jéppi waa dëkk ba xëy wëlbati suuf sa seen kaw parce que yonent yàlla Lóot dafaa ñëwoon ànd ak doomam wala jarabaatam wóoruma tuuti ànd naag doomam nag kenn am na ku màndal dëkk yooyu ay góor jigéen dafa dëkkoon ñu bëgg ko sàkku mun leen jigéen ñee fi nekk xanaa yàlla jéppi leen ba wëlbati suuf sa seen kanam raafal ñaari dëkk ya Sodome et Gomorrhe bu nu demoon ba sunu xel dem ci gannaaw Abdoulaye Wade gannaaw Macky Sall ñu ne Karim Wade mooy nekk président bu boobaa na yàlla defoon Sodome et Gomorrhe la war a def Sénégal maa ngi leen di baloo